lii mooy suñu liggéey pendant tant d'années. Commençant dañ leen di wax d'abord luy Biennale des Arts maanaam tey Kër Moussa dugg na ci analu culture Sénégal tàmbale ko ci document bi mel di won ni maanaam tey képp kuy dugg si tey Sénégal da nga xam ne boo ñëwee Kër Moussa am na benn galerie bu fi nekk bi nga xamante ne fii la ñuy tàggatee ak fu ñuy jàngalee aada ak cosaan ñu jëlee ko fii moo tax tey ñu am plaisir dalal leen fii wal leen suñu liggéey nag bu ñu ko commencé ci tableau yi fii ci tableau bi maanaam tableau mooy da ngay am lu bari li nga ciy jàngat bu ñu ñëw ci tableau bi ça parle de l'immigration clandestine nga xam ne géej tey lu muy lekk ak lu muy jël kenn xamul mënu ko natt ba tax na lii ngeen gis ni ay vague la mais doomu aadama bu judd ci famille dem ba nar a jël yoonu géej mu wóor la ne doo ñëw wala da ngay ñëw wala doo ñëwaat lii yépp ay vague la amoo fooy jafandu amoo lenn lépp ndax tekki ñëw suturaal say waajur kon de loolu lañ ci bëgg a wax tableau bi nag kii suñu benn naataango la moo ko exposé xam nga ku nekk nag loolu liggéey yow yaa mën a exprimer looy liggéey comme nekku fii je préfère que ñu jàll ci beneen œuvre maanaam tey dañuy bii daf ñuy won ne dañuy dund ci benn société bi nga xamante ne tey ñu ngi Kër Moussa mais bu ñu nee ñu ngi Kër Moussa diine am na fii waaye léeg-léeg bu ñu demee ba jaaxle dañuy dem ci petaaw bi lan lañu petaaw mën a indil bu dul xàjjale gis ngeen petaaw le noir que vous voyez là noonu la ñuy xàjjale ci suñu société parce que le noir là mooy obscur mooy tut bu nekk sama diggante ak yéen chaque jour ko jëfee da ngay xool sa nawle mu am ay dut lu ko fi car ba ngay dem di xool ci ay petaaw walla di yóbbu sa morom feneen fu dul loolu ba pare boo jàkkaarloo ak moom ngay ree signal ko lu weex tàll muy weex bi loolu symboliser tableau bi parce que koo signal ay bëñ dañuy yaakaar ne sa nawle la te or ko ci biir du sa nawle loolu tableau bi loolu la bëgg a wax pour gagner du temps ñu jàll ci bii tey toujours dañuy ñëwaat ci cadre diine ak suñu société tey tableau bi day wone image xar-xar xam-xam bi nekk ci doomu aadama mu mel ni livre bu ñu tijj mais livre boobu xam-xam moo tax ñu tijj ko pour jàngat mais jàngat bi mooy lan tey mënuñu am lenn lu dul déchirure dañuy gis tey si diggante communauté boo gisee tableau bi day wax ci cadre dëkk bi ñu nekk mooy maanaam Kër Moussa te ji ci suñuy valeur diine ak jamono tableau bi ci loolu lay wax pour ne pas tarder aussi ñu ñëw ci bii day wax ci Kër Moussa toujours parce que Kër Moussa mooy dëkk boo xamante ne ñun ñëpp kenn mënul xàmmee kan mooy kan bu ñu xoolee tableau bi da ngay gis ay bët gis nga leneen ak croix ku nekk ak lu mu koy interpréter mais ça parle du dialogue islamo-chrétien bu ñu fiy dund à Kër Moussa mënuñu xàmmee kii bu ñu ni ñu taxee tey mënuñu xàmmee catholique bi ak musulman bi kon de tey dañu jàpp ne à Kër Moussa ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay waaw donc bu ñuy wax tey ci Kër Moussa parce que exposition bi Kër Moussa la am kon de li xew Kër Moussa la ñu war a génnee ci suñu liggéey joxe ko nit ñi mun ci jëlee xam-xam bu ñu ñëw ci tableau bi ñun ñu fi taxaw ñun ñëpp am nañu cosaan am nañu dëkk
am nañ fu ñu sokkee ko ah ndax dëkk man bi ma fi ñëw lenn moo ma marqué Kër Moussa mooy benn garab benn Dakar bi nga xamante ne yaakaar naa moom mag ñun ñëpp ñu fi nekk amoon na fi teen boobu moo fi mag ñu bëri amoon na fi ay paa yi fi nekkoon ñeneen ak ñeneen mais gis nga Dakar bi bu ñu ko daggee fi ñu ko dagg def na benn vide Dakar googu moo fi nekk tey Dakaru Kër Moussa bu ñu dagg fii bu yoonu Monastère nga xam ne Dakar boobu dencoon na ay souvenir yu bëri yi nga xamante ne xam na cosaan keneen ak keneen ah ndax garab googu bu munoon a wax garab gi lu mu xam Kër Moussa mais garab bi tey bàyyi na benn vide boobu tey bu ma génnee sama buntu kër bu ma xoolee vide boobu armeer yi fali lay jàkkaarloo nga bu ñu dellu suwee garab bi mooy allusion ak paa bii nga xamante ne suñu cosaan lu ñu may mooy la kaan bi moo doon may ñun ñëpp mag yu njëkkee bu ñu doon wax ci ay signe lañuy waxee mooy lii kaan bi moo nekk ni te booy lekk nii mooy maanaam mag mat na bàyyi ci ab réew mag mat na bàyyi ci ab dëkk doon tey dem nañ ba perte suñu valeur kii mu ngi séntu waaye kii mu ngi rëccu kii mu ngi séntu mais kii mu ngi rëccu ndax fuñ jëm fa lañ jëm moo tax diggante yi dañ ko war a ñaw delloo suñu xel suñu borom delloo suñu xel suñu cosaan xam lu ñu doon ak fu ñu jóge ak fu ñu dëkk ndawaay boo demee ba yàgg nga dellu sa dëkk cosaan man bu ma delluwee Kolda bu ma juddoo xëy na sama kër maam amoon na benn garab bu fa nekk bi ñu ko daggee ba léegi tey je trouve que du vide amatuma benn souvenir amatuma benn repère nañ jël repère suñu cosaan tableau bi loolu la bëgg a wax léegi nag bu ñuy ñëwee fii là c'est juste un grand pôle su ñu ñëwee fii ci espace bii on voit d'abord le drapeau de notre nation qui fait notre fierté moo ñu dajale ñun ñëpp mooy suñu socle bu ñu fi ñëwee voilà l'instrument qui jouait tant de musique moo doon béggal suñuy nijaay suñuy pap ak suñuy yaay ci ay jamono instrument bii dem na gëj nañ ko dëgg moo tax ñu ne nit danga koy màggal ormal ko jox ko li mu moom ci ba muy dund bul bàyyi ba mu génn àddina nga doon moo tax nit ñi ne dañ koy jagleel suñu grand frère Paul Ndiaye voilà et pour lui rendre hommage on rend César ce qui appartient à César parce que xëy na Paul il est là avec nous mais les gens ne connaissent pas la valeur de Paul devant la communauté aujourd'hui ñu jox Paul occasion ñëpp xam kuy Paul Ndiaye 76 la dugg ci le monde culturel mu dugg école nationale des beaux-arts bi mu fa jógee en 78 jëm 83 mu fréquenté école normale de la musique de Paris mu jàng fa jóge foofu côtoyé ay artistes yu mag Sénégal ñoom Youssou Ndour Thione Seck Omar Pène ñu ba ci ñoom Ibra Kassé baax na tey Paul Ndiaye ñu delloo ko la mu moom moo waral ñu teg ko fii tey monument la Kër Moussa vraiment grand yàlla nag fi yàgg te wër loo bëgg soxla yaa ko xam yàlla na doole defal voilà vraiment je crois avant ñuy continuer vernissage bi Paul vous avez la parole. mais li may wax du bëri ouais. Je n'étais pas maigre, faible comme ça. Mais lui-même, il m'a donné des conseils. Il m'a dit, il faut manger et tu es un grand monsieur. Bon, par un mais je vous salue tous et je vous aime tous.
Mais je suis très ému, très. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup Paul Ndiaye. Merci beaucoup. léegi tableau bi sama frère bi Souleymane Sow moo ko defar. Ton noir, tu as été allaité par les deux mamelles. Excusez-moi si terme que vous utilisé. Mais pour wax ni rek doomu l'être humain est né uni. Ñun dañoo judd yàlla boole ñu def benn ñu nekk benn. Différence bu amee xëy na peut-être nit ki si li muy évoluer si lay amee différence ak leneen li ak idéologie am ak lu mu gëm lu muy suivre dans la vie. Pour dire que rek doomu aadama ñun ñëpp benn la quoi. Pourquoi réconciliation? Parce que lu tax ñun ñëpp ñu bokk benn source bu ñu jógee ñu dem ba si biir kenn ku nekk am peut-être looy téye ak sa morom ak loo xam te ne c'est pas normal te pourtant tu pourrais dire que ni kii nit la comme man peut-être malgré mënuñu bokk tout le temps lu ñu bëgg lu ñu gëm lu ñuy neex lu ñuy bañ loolu ça ne sera jamais possible dans la vie parce que yàlla moo ñu moonee noonu quoi. Pour wax tamit en allant plus loin pour wax ni tamit valeurs yi nga xam te ne dañ ko perdre au fil des bu njëkk nga xamante ni sunu yaay yi buñ daan dem marché dañ daan yore leket def si ki yore 1000 francs ak ki yore 5000 ki yore 10 000 dem marché kenn xamul kan moo ndugg ginaar ak ku ndugg keccax mais léegi nag loolu yëpp dafa dem ba dañ mooy wane li changé li nga xam ne dafa dem ba source bi nga xam ne moo doon forcé doomu aadama di ko joxe ay habitude ak ay valeurs yu sûres loolu moo dem ba ñu perdre ko léegi mooy repères yi ñu amoon bu njëkk si sunu parents yi ngeen baal ma si terme boobu parce que je veux aller au plus profond quoi pour wax ni rek loolu nga xam te ne moom moo joxoon nit ki doon ko forcé woon ko à la base doon ko def mu nekk ni koo xam te ne dina am kersa dina rus bu tasee ak moroomu papaam wala moroomu keneen ak keneen respect bi ñu ko daan éduqué pour que moom fu mu génn il restera lui-même du changer ay valeurs toujours day nekk lui-même léegi loolu nag lañ perdre si biir base u éducation wu xale bi quoi mooy li nga xam te ni ba on vit dans un monde bi nga xam te ni beaucoup de parents je veux dire amatuñ jotu seen doom quoi parce que situation mondiale bi moom moo leen poussé foofu mais pourtant dama bëgg a bàyyi loo xel certains parents que ni c'est pas que ni temps bi amul mais si biir xale bi temps bi ngay am ak moom war nga ko transmettre loo xamante ni après dina am suba leneen lu mu koy jëriñ peut-être beaucoup de personnes ñi ngi veillé si point yooyu mais am na ñoo xam ne point yooyu bàyyi ko donc bu ñu demee ba jël œuvre bi dugg si loolu rek parce que dañoo bëgg a fàttali ko ñi ko fàtte wala peut-être kenn ku nekk si ñun ñu fàttali ko waa suñu bopp que ni am na loo xamante ni loolu ñu ngi ko commencé di bàyyi te loolu ñu commencé di bàyyi muy dem moo nekkoon li nga xamante ni moom moo doon forger jeunesse bi nga xamante ni suba day nekk koo xamante ni mën na assurer la relève sur beaucoup de choses donc bref pour bañ a sori si lu trop si œuvre bi noonu leget bi nekk si suuf am ay différentes proportions yu si am donc mooy dama si symboliser différentes cultures yi nit ñi am ak différentes éducations yi nit ñi am xam nga peut-être ñii judd nañ fekk ay parents yoo xam te ni ils sont à l'aise peut-être manqué wuñ dara seen bool mag na lépp mun na fa nekk ñii judd nañ fekk seen parents mooy malgré moyens yi demeewul noonu mais toujours rek différence bi mi ngi génnee si éducation bi ngay yaree xale bi li nga koy gëmloowee que ni yow bu nit amee lii moo la gën wala bu nit ñàkkee lii moo la gën ainsi de suite yooyu valeurs yooyu nga xam te ne daal dañ ko doon forcer xale bi à la base te ñu perdre ko léegi foofu laa accentué wu quoi waaw œuvre bi si loolu moo ma si inspiré quoi waaw sama kii moo ma inspiré nag mooy Kayba. te ci œuvre bi mooy xam-xam bu ñuy sàkku tey éducation de base ni mu ko waxee ndax ba may ndaw ba léegi damay gis xale muy téere Alxuraan muy Bible muy catéchisme ak leneen lépp ci xam-xam la. mais tey xam-xam boobu yaakaar dem na bay tas ndax da ngay gis tey ku jàng ba yey ay kayitam rêve mu dem ba du xam fu mu jëm maanaam lii ci sàkku xam-xam lañ koy naatable. léegi bi ñu fi ñëwee bi ni ngeen ko gisee. ay couleur rek ngeen di gis fii day wone ça c'est un rêve brisé nit mun na jàng ba dagg say diplôme yëpp un jour nga mujjee découragé nga toog nga jaay këriñ wala jaay mat mais taxulaa bon peut-être li nga doon yaakaar amoo ko mais nag ba tey yaa ngi làmbatu. nii
kenn mënu ci wax ne Coran la Torah la Coran la wala Bible la kenn mënuñ ko ci wax parce que fii tey Kër Moussa ni ñuy dundee fii léeg dimanche jotul wala vendredi doo xam kan mooy kan te njaboot yëpp benn la moo tax on revient encore sur le dialogue islamo-chrétien yaakaar naa tey la fii Kër Moussa la gën a foore parce que ku fi ñëw gis sa bopp ku fi ñëw dund te ñun ñëpp duñu xejalante te yal na xol yi gën a yaatu diggante ñun communauté catholique bi ak communauté musulman bi loolu lañ fi bëgg a wax moo tax ñu titré ko Kër Moussa parce que Kër Moussa lii lañ fiy dund. lii nag dala la de dala bi ça c'est une longue marche man bi may ndaw ba léegi maa ngi dox di wut chaque jour maa ngi yaakaar ne dinaa am sol naa ay dàll bu ñu doon compter dàll yi may sol bi may xale ba léegi mënatuma ko compter maanaam dàlle symbole la te dox la dox bu yàgg ndax uti lan xam-xam bëgg-bëgg ak lépp ba ngi ci biir moo tax ñu teg dàll bi voilà suñu ñëwee ci bii là on revient sur l'histoire toujours de Kër Moussa tableau bi dañ ko dijjee monastère bu Kër Moussa parce que parlant de Kër Moussa tey suñu waxee Kër Moussa sur le plan international balaa ñu ne moo ni sax dañ la wax Kora bi symbole la signe la bi nga xamante ne tey yóbbu na tuuru Kër Moussa fu sori moo tax mënuñu def exposition te duñu delloo njukkal waa monastère frère Épiphane loolu moo tax ñu defar tableau bi te tey Kora bi dem na ba boole musulman bi ak catholique bi Kora bi monastère bi dem na ba jël musulman ak catholique bi doo boo fa duggee ci biir ci liggéeykat yi doo xam catholique bi ak musulman bi moo tax boo leen gisee couleurs yi contraste couleurs yi amour la espoir ak la paix parce que tey monastère boole na lépp moo tax ñu sax génne ay fil dañu génne benn socle rek bu wane ne ñun ñëpp ci socle bi la ñu bokk ak benn lekket bi parce que ndax fii doo xam der bi fu mu yem mooy wane ne Kër Moussa gàcce ngaalama waa monastère moo tax ñu def ta œuvre bi alors bi œuvre bi d'abord suñuy commencé mooy rendre hommage suñu yaay yi delloo njukkal suñu yaay yi mooy yaay mooy jur doom te bu juree doom da koy tette boot ko naaj bi day tàng yaay da ngay yenu yaay da ngay boot nga dem ndax sa soxla doom bëgg sa doom tekki mu mel ni ñeneen tey de sama yaay fu mu nekk bu amoon tey lu ko gënal mu ne man maa gën Macky Sall wala man maa gën bëgg mboolem doomu adama mais yaay solu na boot na yenu na def na loolu nag doom jooju dem ba un jour dem ne lan moo ma gënal damay dem pour défendre sama honneur réew mooy le drapeau du Sénégal vert jaune rouge ñii bu ñu jógee foofu dem défendre les couleurs de leur nation dañu am gàllankoor ñii tey ay beekee la ñu mujjee ñii pat bët yàqu na loxo yi dàgg nañu leneen am na mais Gambie boobu là je parle directement à l'État lu tax ñii mu leen delloo lu ñu moom yow da ngay dem nga sacrifié wu pour ta nation boo paree nga réclamer say droits ñu jënd lay notes le tableau là dañ ko inspiré jour bi kii les invalides di def marche les zones de tenue les policiers les gendarmes ñu ñëw di leen di sànni ay lacrymogènes di leen empoigné
fàtte ne ñooñu ndeysaan démb ñoo defal honneur yi xëy na ñenn ñi ci ñoom sax balaa ñu intégré kon de gàcce ngaalaama suñu armée gàcce ngaalaama suñu homme de tenue respect à nos frères d'armes loolu lañ bëgg a wax fii parce que réew dafa fort te rendons César ce qui appartient à César ñii dañ leen war a delloo li ñu moom mënuñu wax fii ba mu jeex te wax ñu ci rescapés de guerre yi voilà Souleymane Sow waaw gan pop sànq dafa doon wax ci Thomas Sankara parce que man mun moo wax ci galerie bi mun moo wax ci galerie bi te egguma ci ñaari images yi ces deux images ces deux images là mun moo te egguma fii Thomas Sankara bu muy dund ñi ko jege dëgg xamuñu ko Thomas Sankara bu muy dund waa këram sax xamuñu ko Thomas Sankara bu muy dund ndeyam ak baayam xamuñu ko woon Afrique xamuñu ko Blaise bi nga xamante ne moo ko gënoon a jege aussi xamuloon kan mooy kan mais idéologie bi xamoon na kii fu mu bëggoon a egg ndaw maa ngi biir Kër Moussa waa Kër Moussa bokk ñoo may sacrifié noonu la fa demee ak Thomas bi ñu sacrifié Thomas Sankara lii yëpp boo leen tableau bii lii ay nit la ay mbindeef lañu parce qu'il y a beaucoup de couleurs boo leen xoolee lii may na lañ gaal may na la image yu nit li ngeen gis muy roglaat mooy ñàkk bi ñàkk la sueur et les larmes de l'Afrique ginnaaw Afrique bu ñu livré seen doom après la ñu rendre compte kan la ñu livré par la main de Blaise Compaoré ñu wàccee ko moo tax ba léegi Afrique mu ngi jooy Thomas Sankara commençons par là ku ko bëgg a gëstu aussi boo duggee sax ci net bi nga cliquer Sankara di nga mën a gëstu gën a gëstu nit ki ñu boole ko ñu takkale ko mu nekk ak benn baobab bii moo leen woon ne waa ji ponkal la woon mais balaa ñu koy xam livré nañ ko ba pare bu ñu delluwaatee ci communauté catholique Jésus ku ko livré sax xamu ko woon dañ ko livré ba pare ñu door a comprendre mu door a comprendre kooku ku ko livré mu jaral ko mu dem xaru ji bañ njëriñ la am nañu fonk suñu diine ak suñu jamono suñu cosaan mooy suñu lépp gàcce nga la maa ngi leen di remercier yéen ñi fi ñëw yéen tey yéen ñëpp kontaan naa sama wol fees na aw ma seen payoor yàlla rek moo leen di fay yàlla na yëf yi gën jëm kanam merci beaucoup et bravo merci Souleymane Sow merci